salaamaaleykum sur internet ñi nga xam ne yéen a ngi bàyyi xel ci enquête 221 dootu leen jàmm ci seen émission bi ñuy wax Thiey bi nekk émission bi nga xam ne yéen ñu ko gën a xam lépp luy actualité ci biir dëkk bi di ay faits divers fii lañ koy càmbaree ci biir émission bi di Thiey tey nag comme chaque fois dama koy ànd ak sama jigéen l'incontournable Aminata Paye bu enquête 221 indi naa beneen thème mais ma bàyyi la nga nuyoo ba noppi. moom maa ngi lay ziar. di am mbégte encore une fois di jàkkaarloo waat ak internetu enquête 221.com ci émission bi nga xamante ne bon moom mooy émission fait divers bi nga xam ne moom mooy laal góomu xolu sénégalais yi. te ñoom aussi moom la ñu préféré di ñëw fii di ñu dénku ci seen wàllu soxla. ñu leen di jaajëfal ci teewlu bi ak participation bi. di am mbégte aussi feggoo bi nga xam ne moom laa ciy feggoo ak yow di wax nag ni bon. yow moom soo indee thème rek dafay nekk lu doy waar. ba bàyyi la nga wax ak sa gars yi. alors Amina comme ni ñu koy waxee chaque fois dañu indi thème yi nga xamante ni day laal góomu xol yi tey nag thème bi ñu doon indil xam naa ne bu gën a garaaw sax la ñuy wax bu raw Thiey parce que kii ñu leen bëgg a tegal nii ñun ñu découvrir ndoor ko ensemble ci li nga xamante ni moo di histoire am daf di koo xam ne jigéen la waaye tamit dund lu doy waar ci biir ñëbbu sëyam. est-ce que li ñuy réeménaat naan jigéen mën lay sëy ba noppi di am far est-ce que da am na wala amul mais dañ koy découvrir léegi ensemble dañu dem ànd ak régie ñu seetaan li nga xamante ni moo di élément bi dellu soir ci seen plateau bii di Thiey ñu ñëw waxtaan ci ànd ko Aminata Paye. man dama am jëkkër depuis 11 ans de mariage moo ngi nii 11 ans ci ren. am naa ñaari doom te sama ñaari doom yi sama jëkkër juru leen parce que biñ may takk jànk la mu takk ma ñu réception def xew bu neex dem lune de miel ba ñu demee mu ne fa di prétexte ay feebar ak ay bopp yu nekk tëdd ko jóg ak de façon ba muy 3 jours après ma ne ko yow lan la lu xew ma ne ma ko feebar naa ko may ma ne ko d'accord mu muñaale ko ma toog après les jours passés on en a reparlé mu ne ma que dina faju et que ma muñal ko en attendant mu ne ma jox xaalis yu bëri pour me débuter sama liggéey comme ça manque bi du ma ko ressentir trop su ma amee activité war a xëy commerce et tout ça dootuma toog bay am xalaat yenn affaire ba sama xel di dem man tamit ma ne ko sama jëkkër la naa xamul na xëy na dina wér. boobu waxoo ko kenn. waxuma ko ma Samba waxuma ko ma Demba sëy na ak moom atu yàlla. ñu dëkkee noonu xool ma feneen gisuma feneen wutiwuma feneen parce que dama ne dina wér ma jàpp ne dina mës a wér. daan ngeen foo comme jëkkër ak jabar bokk lal bi affaire yooyu. bokk lal bi de ko dégg rek dangay xool bokk lal bi daal mooy waxi wolof la rek de ko dégg bokk lal bi. mais mosoo testé xool ba xam lim la wax baax na wala baaxul. waaw testé naa mais ça marchait pas. baaxul carrément il est impuissant dafa yomb mais dafa am benn xaritam buy ñëw ci kër gi ko xam ne ñoom ñaar ñoo juddoondoo ñoo fowandoo ñoo jàngandoo ñoo matandoo ils ont tout fait ensemble dans leur vie kooku noonu mu ñëw daan ñëw ci kër gi chaque jour mu dir ak kooku pour kooku séduire ma. xam na feebaru ba waaj. xam na xaritam la mu waaj moo wax ak xarit bi man xaw ma ko woon au début moo wax ak xarit pour xarit bi séduire ma comme ça. ma mun a am lu ma toogaale ci kër ga xarit boobu laa amal ñaari doom. kon xarit bi xam na bu yàgg ni. nee naa la ñoo juddoondoo ñoo yaroondoo ñoo maagandoo lu réer ci kenn ki seet ko ci keneen ki lépp ñoo ko defandoo xam nga bañ naa ko pour te dire ay partenaire la ñoom ñaar ñoo bokk liggéey ñooy business. léegi kon buum gi sëy bi ci sa jëkkër la nekk mais xarit bi moom mooy consommer mariage. ni ko waxee noonu la mais lu tax nga accepté loolu. non xam nga jigéen na nga toll foo xam ne am nga jëkkër yaa ngi koy muñ yaa ngi dégg lii
war nga am doom say mbokk di la laaj say mbokk ci kër la laaj en plus nga am sax ay naqar sa ay frustration boobu lu lay flancheloo ci keneen dafay yomb bien que ñëpp xam nañ ne baaxul lu bon la mais Ndoye Bane xam nga man benn doom laa ci sama yaay sama papa yi kenn du la touché aw ma fu ma wéeru sëy bi bu mu ci génnee sama papa bàyyiwul kër bàyyiwul xaalis bàyyiwul dara te mën naa nekk wéeru mu fenn ndax sama yaay yëpp gaañu du coup sëy bu ma ci génnee dina métti lool ci man dama mel ni daal prisonnière prise au piège parce que dama mel ni wax dafa xool situation mu calculer ko ci pour am lu ko sigg ci société bi mu ne am na jabar am na ay doom léegi xam na ne jabar bi tey du fi dem du jóge ci kër gi ndax li mu fi am ndax menaces yooyu ay doo génnee naan lii yooyu yëpp ñu ngi ci biir ba pare mu pousse ma xarit bi lan moo tax nga nangu mais du loo tey de loolu togg la ñoom ñaar man su ma xamoon au début que dañ ko togg duma ci mës a daanu seen piège mais dañ ko defee moo tax di ma waxtaanal di ma defal ba bu waa di voyager mu ñëw di ma wéttal di ma waxtaan naan ma nii nekk sama confident xam nga li ñuy wax xaritoo góor ak jigéen ñu yàgg ba seetaan la xasose man seetaan laa ko jàppee mais ñoom dañ ko prémédité woon léegi kon yéen est-ce que yéen ñett noonu la ñuy dund maanaam daal cercle vicieux la parce que waa ji xam na xarit bi xam na man xam naa ñett ñoo xam ñett lañu bu ñu toogee dañuy xoolante ñun ñëpp waa ji xarit bi day ñëw ci kër gi ñoom ñaar ñu ngi liggéey seen liggéey ñu ngi business di gagné seen xaalis man mag ci biir kër gi bu ñu ñëwee fekk ma bu ñu dem bàyyi ma fa ku ci nekk xam nga ne sa morom xam nga mais kenn du toog aborder sujet bi ak sa morom. mais sooy seq xarit bi sa jëkkër day yëg wala du yëg. du ko yëg de waaye comme sutura mi ngi ci du ci wax dara soo tukkiwee day def exprès tout le temps parce que c'est dans son intérêt. plus ngay jur ay doom plus ñuy xam ne que kii dara dal ko il est bien important donc moom loolu la lu sàmm deram rek la fiy xool. mais sa doom yooyu sa ñaari doom yi ci turu kee lañ nekk sa sant bi. ci turu sama jëkkër lañ nekk nee naa la moom lañ gënte gi tuddee la mbokkam. voilà mbokk yi ñoo ko seetaanandoor ñoo dégloondoor yi nga xamante ni moo di élément bu am solo boobu waaye tamit garaaw loolu Amina. waaw man xam nga man sama problème moom moo la man lu ma caaxaan dafa am loo xam ne su ma ko déggee sama xol dafay metti te loolu moom moo ma dal ci élément bi mooy dama ci am xol lu metti parce que ay nit ñu caaxaane seen bopp la ñu bàyyi nag dama wax ci à chaque fois que ni xëy na ñun amuñu xam-xam dañuy dénku ñu wax li nga xam ne noonu lañ ko gisee xëy na nag gis-gis mën naa dëppoo ndax on n'est pas forcé pour que gis-gis yëpp daal di dëppoo gis-gis mën naa waroo bu gis-gis waroon nag ñu xam ni baatu gis-gis mooy lu nekk loo xam ne kenn du ko définiral kenn ku nekk na mu ko gisee la koy waxee noonu la demee. mais bu nekk cas bu grave xaw ma nag kan la ñuy jox faute bi mais en tout cas soxna si moom dugg na ci néegu sëy comme ni ñëpp duggee ci néegu sëy mais la mu fekk ci biir sëy ba nag looloo ëpp bopp ba ndax ki nga xamante ni moo di borom këram mënatul ko satisfaire ci côté sentiment comme ni ñu koy waxee chaque fois mais nag wut na ci solution ndax bañ gàcce. xam nga man baatu bañ gàcce boobu bëgguma sax nga koy utiliser. ndax lii du bañ gàcce lii teg sa bopp gàcce la. ah bon waaw xam nga imaginons tey kii nga xam ne si ay waxam nee na bi ma sama borom kër di takk jànq laa mu takk ma ñu dem mu dem yàlla def muy nekk di tëdd di jóg di dugg di sangu di dugg di génn ma laaj ko lan la mu ñëw dama feebar mu dund ak moom ay at dem ba si bi xam ne ndekete borom këram du baal ñu ci baat bi dafa yomb mu toog dund ak moom loolu ci ay at di ko xaar mu faju sottiwul borom këram indi ko solution xaritam waaw maam loolu ban gàcce la. mais est-ce que nekkul xale bu jigéen bi moo bëgg aussi moom it. waaw maam xam nga olof dafa am lu mu wax ku bindoo ni tama ñu tullee la ñaari boor loolu moom moo dal xale bu jigéen bi gis nga doomu aadama du doyadi dafa am loo xamante ne doyadi la ak doyadal sa bopp xale bu jigéen bi dafa doyadal boppam xam nga tout d'abord ma ñëw ci ku góor gi
gis nga maam man damay jàpp ni baat bi ñu naan sëy jaamu yàlla la nit ñi dañ koy café kan lañu gis muy jaamu yàlla si compte nit yow sa julli yi dafa am ku ko yàlla di bindee. koo xam ne mooy remplacer mooy ñëw taxaw fi ma war a jullee. yow mën nga julli nit. non loolu mënul nekk. mën nga waral nit. non non loolu mënul nekk. mën nga joral nit azaka. loolu mënul nekk. da aju màkk bi ñuy naan sax damaa ajali. loolu sax dañ koy seetaan. kon amul jaamu yàlla boo xamante ne nit da koy jaamu pour compte kii que ce soit. sëy dañ leen ne jaamu yàlla la ba sëy nekkee jaamu yàlla kon caaxaan amatul place ci jaamu yàlla rawatina ñu ne vie conjugale ziyaaj ñu war a nekk loo xamante ne dañ ne pour le meilleur et pour le pire wante li ko jiitu moom mooy lépp lu si am ci seen diggante yéen ñaan na ngeen toog ngeen waxtaane ko ba trouver si consensus. mais waxtaan boobu am na parce que soxna si wax na ne moom borom këram wax na ko ne moom wérul. waxtaan bi dafa yéex a am njëlbeenuñ ko xam nga lu tax soxna si dugg na ci sëy bi bésu lune de miel bi lay doog a xam ndekete borom këram mënut a jot boppam parce que dafa feebar. kon am na góor ñu nëbbi seen. nañu taxaw foofu moom. ah bon xam nga problème mu Sénégal lan la nañu bàyyi cache-cache bi ñuy dundee jigéen ñi ci biir bu ñu bëggee ak ñoom ci néegu dugg ak ñoom ci néegu sëy xam nga lu tax gis nga dafa am loo xamante ne dañuy faral di naan lu nuyoo ci sëy feeñ na ci ngoro dañ koo fayul xaw ma lu feeñ ci sëy nuyoo na ci ngoro waaye dañ koo fayul dañ koy faral di wax gis nga nit da ngay sàmm sa bopp ba booy ngoro woon te nit ki lépp lu ca nuyoo nga fay ko ngir ëllëg si biir bu feeñee ci biir sëy bi nga mën a am taxawaay boo ci am man nañu bàyyi di fen nit di dugg ci moom parce que tôt ou tard dafay am répercussion gis nga jigéen bu mu la gënal sa bopp bu mu la gënal sa dignité bu mu la gënal sa kàddu bëgg sëy ak turu am naa soxna am naa ay doom bu mu la jaral nga jaay sa ngor gis nga fii nii dans cette vie là avant de penser à l'opinion de la société pense tout d'abord à ta conscience par rapport à ton créateur. mais yow sa accusation yëpp ci waa ji nga ko teg. waaw. mais soxna si d'accord na ñëwaguma ci soxna si waa ji laa nekk ba tey parce que moom mooy jël benn mbir yi ndax ba muy takk soxna dafa nëbboon ka muy takk ne ko moom mënut a jot boppam parce que dégg naa ci ay waxi soxna si mu ne waa ji ku mën boppam la ci côté koom-koom. waaw mën sa bopp ci côté koom-koom dafa am ñoo xamante ne nattu dafay dal ci seen kaw bëri na tey ay góor yu nekk ci mbedd yi di dox nekk ay góor yu mat sëkk ci ay cër bu ñu taxawee doo leen xool ne diw du góor mais dañoo am feebar bu nekk si ñoom complexe d'infériorité bi nekk ci ñoom pour ñu wax seen feebar tant que jóguñu ci duñu jóg ci laraange ak ñu di leen di tromper ak di leen toroxal parce que gis nga dafa am loo xamante ne nga doomu aadama dafa am lu muy bañ dama waxoon naa fi bés ma ni ñeent tant que dafa nekkul ci doomu aadama yi nit nga waaye dese nga nite jomb bañ rus ak orma gi nga maama yàlla quand on dit que Dieu créa l'homme en son image loolu dafa war a nekk baat boo xamante ne ñun bés bu yàlla sàkk dañ ko war a confirmer taxaw ci di ko doxee te di ko waxee parce que xam nga lu tax dara yàlla amul fen yàlla amul naxee mbaay lépp lu mu la wax yaa àdduna day yàgg yónnil yàgg waaye dafay ñëw danga mais attends am naa tawat damay faju ji dama bëgg naa sëy am njaboot mais man na gis nga fii en Sénégal xam nga lan mooy seen problème mooy dañuy gis nit mu am lu ko dal mu bëgg a teggi tuuma ba dugal ci boppam ci larange mooy maanaam ban bët la ma société bi di xoolee. waaw parce que moom loolu la gën a bàyyi xel. loolu la gën a bàyyi xel nga dem gisanteeg benn soxla. nga dugg ci moom dafa am loo xamante ne bu ko nit ki defee yow yaa ko pousse mu def ci ëllëg si biir bu ko mbugalee benn di nga ci am sa wàll yow parce que kenn demul nga des. man d'accord naa ci li nga wax ci côté ku waaj il faut que aussi ñu xoolaat affaire bi parce que waa ji même bu fekkee nëbb na ko au début dem na ba nëbb ko nëbb wax na ko réalité bi am ba pare nag ne ko nag pour rek téye la ci biir kër gi. dinaa la wutal liggéey doo manqué dara mais nag bu ñu demee ba toll ak beneen situation xëy na soxna si peut-être am na pression bu mu teg waa ji ba tax na mu utal ko solution bu la te moom mu jël xaritam pour mu sëy ak soxnaam. moom dina d'accord côté boobu lépp waa ji la parce que tout d'abord da ko ne dama feebar. waaw mais il faut ma téele ci kër gi pour kat nit ñi xam ne am naa jabar
ak ay njaboot parce que ku mën boppam la ci wàllu koom xëy na ci jëmmam ku mucc ayib la donc nit ñi duñu mën a comprendre le pourquoi kii kat am na koomam man na sëkk lan moo tax du takk soxna mais tu n'es pas obligé d'aller dire à la société que moi je suis malade gis nga doomu aadama tant que nekkoo ci defoo la part des choses ci sa vie sama diggante ak sama bopp sama diggante ak nit ñi sama diggante ak yàlla il faut faire la part des choses entre ces ñetti diggante là dafa am benn góor bu mës a toog ci benn jotaay bi mu toogee ci jotaay bi am na benn xale bu nekk ci kanamam ñu jékki-jékki ba sàgg am ko ngelawal ci biir jotaay bi am luy xeeñ jotaay bi daal di tourner fixé góor gi comme si ko xool ko ay bëtu yow la dérangé wu ko mu toog fi mu toog jàpp ñàmburam ba jotaay bi jeex kamu denn la ne ko dama am lu ma jaaxal parce que sànq dafa am lu am ci jotaay bi ñëpp xool la ne yow la mais dama gis ne dérangé wu la xanaa yow la mu ne ko déedéet mu ne ko waa kon lan moo tax nit ñi def dérangé wu la mu ne ko benn xam bi ma xam ne du man ñaar xam bi yàlla xam ne du man ñett ki ko def te nekk ci biir mbooloo mi xam bi mu xam ne du man moom la te ñun ñaan ma ko jiin waxuma on appelle ça faire la part des choses kenn ku ci nekk lu ci ne nga xam ko xam sa diggante ak yàlla xam sa diggante ak sa bopp xam aussi tamit sa diggante ak nit ñi te moom mooy leer na la ni maam yow kat jotoo sa bopp tooga nga faju ba keroog yàlla di la nattoo di indi si yow wér nga doog a takk soxna mais tu sais bel et bien sëy bi tamit parce que lépp leer non à 100%. non parce que non maam soxna si dafa ne bi may takk jànq laa suñu bésu lindam yel ba tey laalu ma dafa nekk di dugg di génn ma laaj ko mu ne ma munul ma dama feebar kon ba muy dugg ci sëy bi xamoon na ni lii ko dal nii ci moom alerte la pour ñi nga xam ne dañu non gis nga il faut pas se leurrer arrêtons de nous mentir mu naan am na ko loo xam ne boo ko defee naxoo nit ñi sa bopp nga nax ndax nag gis nga sàqam bi te yooyoo dara weesuwul nax sa bopp loolu moom mooy nax sa bopp même arrêté gi nga da ngay yaakaar ne yaa ngi faj gàcc alors que yaa ngi toroxal sa bopp. bon man dama gis ne jigéen ci am na ci part de responsabilité même ñu mu expliqué. Premièrement boo dégloo interview bi def ne mën naa wax lépp mais dañ may jël en privé ma wax la ko kon am na tax ba tey jii lu mu denc muy benn kon mën na am sax moom xamoon na ko ànd ceeg waa ji muy benn ñaareel bi mooy bi ko waa ji waxee ci biir waxam moom accepté na toog ci kër gi ba li ñu koy proposé na ne mu ngi nëbb ba tey waxul ay waajuram muy keneen ne mën naa gis sëy ci biir kër gi ne doom yi du samay doomi borom kër doomi keneen la te ba tey jii ñu ko jéem. xam nga maam ci biir waxtaanam soxna si dégg naa ko mu indi ay raison moom teg ko parce que nee na sama papa dafa génn àdduna sama yaay dafa génn àdduna sëy bi bu ma ci génnee xawma fu ma jël te ki ma nekkal mi ngi may yor utal na ma liggéey jox na ma xaalis bu bëri ne ma toogal nga suturaal ma pour nit ñi xam ne am naa soxna ak ay njaboot yow loo bëgg dinaa ko def xam nga tout d'abord Sénégal fii lan la ñuy bàyyi dans un premier temps sama yaay dee na sama baay dee na nga def sa bopp que lépp luy cause ou dérive de la société daf laa war a dal ndey du dee ak baay bu dee ne signifie pas que yow doom bii di dund da nga war a bon ndey ju dee ak baay bu dee ne signifie pas que yow doom bii di dund que lépp luy nattu àdduna dafay tegu ci sa kaw ndey ju dee ak baay bu dee ne signifie pas que ne torox tàng daf lay dikkal yàlla sàkk sa yaay yàlla la sàkk yàlla sàkk sa baay ba mu lay jël xamoon na ne tôt ou tard dañuy dee kon nag lan la ana pourquoi nga bëgg toroxal sa bopp lan la ñuy wax yàlla gémmañ gu ma xam dana ca bind dara yàlla sàkk na nu mu tooti sàkkul ku mu dul rey waaye sàkk na koo xamante ne ay natu ñoo dal ci kaw mais pourquoi ñun suñ nattu dalee si suñu kaw rek ñu bëgg jël wekk ko ci ndey ju dee baay bu dee parce que xam nga li am tey ci société bi moom mooy lan jigéen ñi ngi toog ci biir néegu sëy ñu di ko mbugal ndax lan du ma fa génn parce que bu ma fi génnee aw ma fu ma jëm ñuy def lu nekk mu nekk une réalité aussi mu toog mais maam on est au Sénégal on est au Sénégal gis nga fii xam nga lan moom moo am la Pambay doon naan sabab lu leen te bu leen sukkandiku yëngu ya
nañu sabablu te bañ a sukkandiku ci yëngu yi sa ndey dafa dee sa baay dafa dee ay yëngu-yëngu la waaye ku sabablu yàlla jàppale la nañu sabablu leen te bañ a sukkandiku yëngu ya xam nga moom mooy lan sama yaay génn na àdduna sama baay génn na àdduna takk na ma dem naa ba découvrir ci moom loo xamante ni mënuma koo muñ dama koy ñaan baat parce que duma fa toog di mooy yàlla neewul kenn toogal fa la mooy. man jàpp naa ne soxna si encore une fois de plus ba léegi ñëwagul ci moom mais dama jàpp ne. si soxna si laa nekk nii de. waaw si soxna xam nga nangoom lan la. yow dafa mel ni maam déggoo ma nangoom moom mooy raison yi mu joxe ne dafay nangu toog ci kër gi parce que amul fu mu génn dem jëm. waaw benn. ñaar moom mooy dafa am loo xamante ne da koy accepter quel que soit alpha parce que bu ko waaji ne ñëwal sama kër nga toog nit ñi xam ne am naa soxna am naa njaboot beneen bi nee na copain waaji moo fexe ba miinal ko xaritam ba xaritam boobu di ko soulager mu miinal teg moom boobu xëy suba am na xew seen diggante ba mu jóoral ko doom ñaari mbon yu daje la te moom mooy gi nga soxna si benn nekk na jigéen boo xamante ne ñu baal ma nag ci baat bi on juge personne mais gi nga acte sañ na ne lii ku ko def lii la sañ nañu loolu li mu def mbon lañ koy qualifié mënuñu ko tuddee leneen benn ñaar ma nga fa toog parce que am na teraanga bu fa nekk boo xamante ne yaakaar na si àddunaam ne bu quitté sëy bi teraanga boobu dootu ko amati loolu jot moo ko fa téye te pourtant de digganteem ak alalu àdduna la xalaat waaye xalaatul digganteem ak boromam. waaw aca soxna si pourtant mënoon na ñaan baat génn takk ndiggam dem liggéey ndeyam ak baayam ñoo de mais àdduna famille la ndey am na famille baay am na famille yow am nga ay famille boo demee ba sa famille kenn mënu laa accueillir maam mën nga liggéeyi fi ñaata liggéey ñoo fi nekk ana nii na daan doole yi ana ñii di génn di fóot ana ñii di jaay maam ana ñii di faweere bureau yi fii am na sax ay béréb yoo xamante ne boo fa demee di liggéey nga ne leen dama bëgg fu ma fanaan ñu jox la ruq boo tëdd suturlu fa ba yàlla leeral am na sax gis nga lii mu joxe moo dul benn raison femme bi amul raison man jàpp naa ne sax am na lu muy nëbb parce que man ragal naa ne am na lu mu xam avant mu dugg ci sëy bi accepté ko wala boog mu xool waa ji muy borom alal tax mu taamu sëy bi waaw pourtant maam da nga ma déggul rek waaye ci biir wax moom laa la wax ci parce que moom xamoon na ni waa ji borom koom la ndax nee na waa ji ak xaritam ñoom ñaar ñooy ànd di def seen business yu nekk ñoo xam ne ñu am xaalis lañu xamoon na ko man li ma lay wax mooy femme bi li ko fa téye moom mooy teraanga ba fa nekk mu yaakaar parce que dafa yaakaar dafa yaakaar ne bu génnee ci loxoy waa ji xëy na teraanga boobu dootu ko amati lii la waykat bi di wax naan yàlla dafay jël sa wërsëg jaarale ko ci keneen ngan naa bu mu naan su ma kii su ma bàyyee damay torox yàlla dafay mujj di la seetaan bàyyi la ak jooju waaye adduna ngi nii. maintenant ñu ñëw nag ci xale yi loolu tamit beneen cas la. ils n'ont pas demandé à naître et ils ne vont pas payer les pots cassés par leurs parents encore une fois gis nga xale yi seen yoo nekkul ci lii ce sont des victimes de la man nan laa ko mën a tuddee c'est pas de la méchanceté mais victime lañu ci seen mën a waajur yi kenn gënul bon góor gi nga xamante ne yow yaa ngi jël sa jabar yor ko sa kër mënaloo ko dara nga indi sa xarit pour la nga waroon def ci sa jabar mu la koy def kan moo gën a bon góor boobu kan moo gën a bon góor bi nga xamante ne am nga sa soxna am say doom sa xarit mënul dara ci jabaram wala ne la ma fa waroon kaay defal ma ko kan moo la gën a bon yow kan moo gën a bon jigéen bi nga xamante ne góor takk na la yor la ci biir këram mënul ci yow dara mu ne la bàyyi ma boole laa koo xam ne li ma waroon ci yow moom moo koy def ku gën a bon ñooñu. man de comprendre mais il faut que Amina aussi pour dalal xelu xale yooyu parce que tôt ou tard dañuy màgg. waaw maam ils seront déçus suñu màggee ba xam ni xew seen papa xam na ni juru leen seen yaay xam na ni juru leen këleen jur xam na ni moo leen jur léegi nag xale yi seen papa ak seen yaay juree lu ñu seen bopp seen doom société bi la ñu jural seen doom ndax seen papa dafa bëgg wan société bi ne moom kat am na soxna ak ay njaboot seen yaay dafa bëgg wan société bi ne sama borom kër bi takk na ma jural na ma ay doom et en âme et en conscience xam na ni jurul jëkkëram xam na ne jurul ki jur am na feneen soxna ak ay doom foofu mosu faa déclaré ne am na njaboot
donc ce qui veut dire que ni xale yooyu noonu defuñu dara mais ils seront déçus bu ñu màggee ba xam li xew yëpp problème bi nag moom mooy quel sera leur devenir. surtout bu ñu xamee lépp ba noppi. et c'est pittoresque. mais à part tey mooy solution ci cadre solution soxna si dafa war a quitter sëy bi wala dañu war a toog ñoom ñett comme que ñoom nee nañ ñoom ñett dañuy toog di xoolante nii kersa am fa leneen am fa te ñëpp xam nañ dañuy dund ban solution instant bii nii moo mën a am ci situation bi. maam ay nit yu bon lañu gis nga solution mënuñu la utal solution maam damay faral di wax naan bu ñu jugee naan ay nañu dellu ci mag ñi li fi maam yi bàyyi woon nañu dellu cosaan xam nga kan mooy cosaan yonent bi mooy cosaan si moom la ñuy roy fii lépp lu nit ñi di dundee ak di ko def ci moom la tàmbalee yàlla pour wan ñu dundinu àdduna moo tax mu indi ñu yonent bi accompagner lan mooy sunna lu yonent bi def lu mu wax mbaa lu mu gis nit def ko te waxu ci du loolay sunna yonent bi mooy cosaan yonent bi solution sëy indi na ci lépp dundinu àdduna indi na ci lépp nañu dellu ci gis nga ñett ñi xam nga li ñu nekk moom mooy lan lii du sëy presque son complot kenn xam ne non lii du sëy lii concubinage avec consensus la mais du sëy xale bu jigéen bi waa ji na ko fase si parewul pour fase ko instant waaw non moom moo parewul pour fase ko mais bu dee sëy am na sax na ko fase te ñu wax mag ñi leen takki woon erreur bi nga xamante ne yëpp dugal nañ ci mag ñi ndax mag ñi xamuñu nu mu demee ndax gis nga bu ñu continuer li si mooy yàlla la ñuy continuer. foofu laa bëgg ñëw conséquence bi. conséquence bi xam nga lan la mooy yàlla ëllëg si biir mbugalum safara mën nañ dem nag parce que ñu ngi damay faral di dégg mag ñi di wax naan yàlla xaaratul sax ba ñu yegg bés penc fii la lay wane sa àdduna léeg-léeg doom dina dox am na mu làmb mu dëgër lool ndekete ndayam a ko liggéey woon wala am na nu baayam jëflante loo xamante ne yàlla mel na ay waajuram loolu moom mooy fayu ci ay doom ji nañu tas arrêté li ñuy def te kee di mooy yàlla te am soxnaam na arrêté mooy bu muy mooy mu delluwaat ci soxnaam yor ay njabootam te xam ne àdduna du andi reer wante lu mat a ëllëg du andi reer wante lu mat a sedd la. mbokk yi ñu ngi noonu cëy gis nañ situation bi ni mu demee mais nag bu ñu dem te conclure ñu li nga xamante ni moo di thème bi man dama bëgg nga lancer benn message ci jigéen ñi nga xam ne ñuy dugg ci sëy te ñi nga xamante ni ñoo leen wut si xamuñ leen ba mu jeex moo xam dañu leen nëbb lenn wala ñoom ñu gis koppar ba tax na ñu bëgg dugg ci sëy te gëstu lu ñu dëgg nit kooku mooy kan ban message ngay lancer jigéen ñi nga xamante ni ñoo ñuy bàyyi xel ci émission bi. maam ba ñuy wax charte sëy boo déggee tout d'abord yi ni ñu teg comme charte c'était juste pour que ñu gëstu si soxna si parce que ñu ngi lay wax naan na doon koo xamante ne am na diine na doon borom jikko bu rafet na doon koo xamante ne bokk na ci askan woo xamante ne bu baax la na doon koo xamante ne am na koom bu mënee nekk dafay ñaq yaa ngi dégg kon mu nekk ñeent yoo xamante ne indi nañ ko def ko muy cëslaayu sëy ñu ne ci la ñuy sukkandiku xam nga ñeent yooyu boo ko dajalee gëstoo koy indi kon nag balaa ngaa sëy nit da nga koy gëstu taasukat yi lu ñuy wax jëkkër da lay xam nga xam ko mu xam sa jikko waaye ana mu mën la teral waaye ana yow ana man du xam sa jikko du la mën a teral du loolu la ñuy wax waaw kon ana xam nga problème bi lan la nañu bàyyi suñu intérêt lii moo taxoon Maodo doon wax ni gis na fi luy niru lu sëy wante gisul sëy dëgg ndax naxante sëy ñu de dañuy naxante intérêt moom moo am kii day dugg toog parce que bu ma kii rëccee aw ma fu ma jëm koomam bi mu am ci laa bëgg a dundee kii da ciy dugg xam nga ndax lan am naa lu ma tële ci sama àdduna il faut ma am ku ma suturaal pour nit ñi gis ne am naa lii waaye man nit ñi la ñuy jaamu wala yàlla la ñuy jaamu suñu amee lu ñu prouvé kan la ñuy prouvé gis nga nit ñi tëraayu bàmmeel kenn ku si nekk ak sa loxo ngay ndeyjooroo sa ndeyjoor ngay njegenaayoo gis nga bi ñu demee bay sóoree ñuy sóoraale suñu demee ku ci nekk di nga tal sa bopp. surtout mbokk yi ñu ngi noonu ñu leen di sant yéen tamit bu baax mais man leen rek laa ci wax Amina lu gàtt te mooy soxna si ci boppam mu xam ne mu ngi mooy te xam na ko sax dèjà. bu baax bàyyi xel xam ne mu ngi yàq deru jigéen ñi te lépp lu mu mën a def ba raxasu ci lii moo xam complot la boo xamante ne waajuram xam na ko wala xamu ko mais mu jéem a fexe ne tout ba génn ci waajur bi aussi mooy borom kër
mu conscient xam ne lii aussi mënul jëm kanam il faut que ñu arrêté ko comme ni ko Amina waxee ñu jéem a xool beneen solution bu ñuy def ngir li nga xamante ni moo di seen njaboot ngir li nga xamante ni moo di ëtt bi nga xam ne foofu la ñuy dundee mbokk yi cëy moo nekkoon noonu di émission fait divers bi am fii ci biir enquête 221 chaque fois mu lay demee ñu ànd ak suñu xarit soxna Aminata Paye beneen yoon la ñu di jox rendez-vous fii ci biir enquête 221 seen émission cëy kon nag jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah ñu leen di jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ci beneen cëy jërë ngeen jëf